wax ne ñu ngi leen dalal jàmm gi mooy fa ngeen jógee sori na te fekk ci ngeen ji mi ngi bëgg guddi du ñu yàggal dañuy bëgg rek commencé wan ne waa Sandema daal kontaan nañ ci yéen dégg nañu ànd ak nag ki nga xam ne kii mooy xale bii nga xam ne mooy suñu coordinateur Ibrahima Diop tuy di xale boo xam ne bii maa ngi leen naan mbuusu ko nekk bul sol kon jeex na yéen a ko waxal macha allah ni ngeen wax daal ne leen góorgóorlu leen tey nag moom tey la tam tey la tey waxoon naa ko démb directeur nee naa la tey la tey lu nit war a dégg ñu war koo jëf tey jii day am maa ngi leen sant di leen gërëm ñu kam di jël nuyoo bi di ko teg ci suñu kilifa bi fi ñëw ñu di ko dalal muy ku miin fii ku miin Italie a yàgg ak ñoom muy Sori Kaba ak ñi ko gunge ñëpp boobu ngeen tàcc ko tàcc bu rëy rëy yéen ñëpp am ngeen gan bu mat gan ak ñi mu àndal di ñëw it ànd ak suma xarit suma camarade yi nga xamante ne yàgg nañu cheminer ensemble muy Garmi mu fas yéene bàyyi ko liggéey bi mu yeggale ko parce que fu ñu fekkante lu ma fa war a mën a doxal war na ko mën doxal mu doon loo xamante ne bëgg naa ngeen ànd yéen ñëpp ngeen gën a solidaire ngeen jàppale ko ngeen jàppalante moo ñu mën a yóbbu fuñ jëm xam naa nag pour ma dama am léegi train te dama amaat vol tey ci ay 23h et quelques mu war ma fekkaat Milan mais je tenais vraiment à egsi fii honorer suñu présence ànd ak yéen ci événement bi bokk ko ak yéen xat-xat yi nag moo tax ñi nekk ci lu mel ni li ma yor ñi ngi fii mel ni ñoom Lamine ñi ngi fii benn ñi ngi fii maanaam macha allah am ngeen autorités yi ngeen war a am yëpp kilifa yi fi war a teew yëpp teew nañ fi ñi fi ñëw ñëpp ñu mat ñi fi ñëw la ànd na ñëw suñu jigéen ñi Aïcha ak ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ñoo fi ñëw def délégation am solo ñëw fi lépp rafet na lépp baax na yàlla mi nga xam ne moo ñu mën a may ñu eggale ba jox président deuxième mandat yàlla nañu yàlla may ñu eggali ñëpp fekkee. Coordonnateur de la DSE Pape Boulé Diaw. Nous avons aussi avec nous le coordonnateur Garmignan, M. Garmignan, coordonnateur de la coordination du Nord avec une forte délégation. M. Garmi avec les compatriotes, les camarades de la coordination du Nord. Soyez les bienvenus. On va enchaîner avec M. Mamour Diop, le chargé des cadres au niveau de la section de Saremo. M. Mamour, vous avez la parole. maa ngi nuyu yéen ñëpp ñun dañoo am fierté bu mag ànd ak suñu coordinateur monsieur Ibou Diop mu nekk xale boo xam ne comme ni ñu ko waxee xale bu jàmbaar bu am fit am charisme am personnalité te bëgg na son excellence monsieur le président Macky Sall liggéey taw saf ko tax koo jóg bu ñëwee si liggéey boobu nag waa Saremo yëpp kenn desul ñëpp ñëw teewaay bu rafet vraiment ci journée bi malgré situation yi métti na xat-xat la Europe ku ne xam na ko mais ñëw nañ vraiment honoré bés bi honoré monsieur Diop honoré son excellence Sori Kaba ci lii tey vraiment ngeen ñëw ngeen teg seen bët ñu ngi leen di remercier ci loolu bu bare plan d'action bi nga xam ne section bi moom la teg fii nii te monsieur Ibou bi mu yëgee bi mu ñëwee ci section bi waa Saremo ànd seeg moom liggéey rek la wax liggéey bi nag nekkul comme politique politicienne daf ne politique de développement moom lay njëkkee politique de développement parce que moom homme de développement la loolu la gëm homme de développement mooy koo xam ne vraiment looy yëngatu mu immigré moo la tax a jóg pour ut koom-koom mais koom-koom boobu boo ko amee da nga koy yóbbu sa dëkk développer sa dëkk jéem fa créer ay conditions de vie yoo xam ne ce seront des meilleures conditions pour population boobu loolu nag vraiment mu ci dox guddi ak bëccëg mosul ci des ginnaaw te waa Saremo loolu la ànd ak moom lu tax ci loolu mu créé ci benn groupe société bu mu créé muy Global ID Service Global ID Service ku ko xam tamit ci loolu la yëngatu rek développement ak accompagnement des immigrés mais aussi des populations les plus démunies teg si loolu fii ci Saremo bi mu tegee politique boobu créé na association bu ñuy wax association man-man ànd ci commune bu Saremo mu nekk loo xam ne lu am solo la waa Saremo yëpp gis seen bopp te mu fas yéene ànd ak ñoom ak commune bi liggéey ci lu bare donc loolu daal
mooy li nga xam ne moom la fi indi te parce que ne accompagner président ci liggéey yooyu nga xam ne PSE bi ci loolu la tëggu ci liggéey développer Sénégal jox condition de vie de qualité à la population sénégalaise loolu vraiment ñun vision boobu noonu moom la ànd ak ñun ñu ànd gis ko nawloo ko ci loolu ànd ci moom tey vraiment loolu le président oote moom lay liggéeyee te ñun ñëpp teg nañ ci réalisation monsieur le président de la République kenn na tablee ko Sénégal. ku bañ a feeñ bu la neexee nga toog coordinateur Ibou Diop Niang ñoo ñi fi te feeñoo moom teg nuyoo bi kii tonton Cheikh Ndiaye xam naa man nag sama wax du gudd mais kontaan naa tamit ci Ibou Diop ak cër bi nga xamante ni moom la ma jox ak li nga xamante ni maa ngi koy doxal kontaan naa xam naa ne foofu laay yem. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, buonasera a tutti, benvenuti, poi mi tradurrai man mano. Do un saluto a Sua Eccellenza, do un saluto a tutte le autorità qui presenti e sono onorata di queste grandi personalità. Porto un saluto di tutta l'amministrazione. Abbiamo un bel progetto. Abbiamo una bella idea e che questa mattina abbiamo sviluppato col nostro grande ospite. Stamattina ci siamo incontrati con Sua Eccellenza, con Ibu e con altre personalità per sviluppare un progetto che già avevamo in embrione e al quale stiamo lavorando da qualche mese. di leen remercier seen teewaay bu bari di nuyu son excellence monsieur l'ambassadeur Serigne Kaba ci teewaayam fii ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy délégation yi ko fekk si fii Saremo nee na moom am na ambition bu mag ak liggéey waa Saremo liggéey ak association man ba nga xam ne tey bi monsieur son excellence l'ambassadeur ñëwee bi ñuy gisante waxtaan nañ développé nañ loo xam ne projet yu am solo lay mën a doon ci lii di ñëw. Attraverso anche l'associazione appena costituita e alla quale do il benvenuto nella nostra città, l'associazione Man Man, penso che benvenute brave donne, brave. waaw mu ne mu ngi am mbégte kontaan bu baax di leen dalal ci association bi juddu ci Saremo mu am mbégte lool ci judduteem googu noonu ba nga xam ne vraiment am na ci kontaante ak yéene bu mag ci liggéey ñoom ci lii di ñëw ci dans le futur quoi mu ngeen di gërëm ci loolu tamit bu baax. Potremo lavorare tutti insieme innanzitutto per creare un discorso di integrazione e di sviluppo sul nostro territorio della comunità senegalese. mu am mbégte lool liggéey ak yéen waa Saremo surtout association bi nga xam ne moo juddu fii ci Saremo ngir liggéey ci wàllu développement wàllu intégration sociale vraiment ak wàllu développement ba nga xam ne waa Saremo yëpp ñii di waa association bu wala communauté bii di Sénégal dina ci gis seen bopp lu bare. Dobbiamo lavorare per eliminare quello che è il nero che c'è in questo ambito, dobbiamo lavorare per un'integrazione, dobbiamo lavorare per riconoscere esattamente quelli che sono i diritti ma anche i doveri del popolo senegalese che vive e speriamo, ci auguriamo, vogliamo fortemente venga integrato nel nostro territorio e nella nostra comunità. ci loolu mu ngi ci sawar bu baax ci projet bi nga xam ne moom la nal ko ak son excellence ngir fexe ba nga xam ne développement dina am ñu dàq lépp loo xam ne ndool la ak liggéey boo xam ne du liggéey boo xam ne tegee na ci bëgg-bëgg dëkk bi ci seen i loi ci seen i droit fexe ba nga xam daal lépp dina jub Sénégalais yi nekk ci intégration bu rafet ñu am gisin boo xam ne gisin bu rafet leneen gis ci dëkk bi bañ mel ni daal ñi fi dëkk vraiment loolu moom am na ci bëgg-bëggam te moom ci dox ñu jëm ci loolu. Con Ivo qui accanto a me, alla mia sinistra, stiamo lavorando da tempo per progettare realmente questo tipo di integrazione, questo tipo di lavoro e permettere anche ai vostri fratelli,
ai vostri padri, alle vostre sorelle di rimanere nella vostra bellissima nazione che è il Senegal, poter lavorare lì e collaborare con voi che siete qui per fare una vera integrazione. Non è più il caso che immigrino, che vengano qui, che si facciano queste lunghe peregrinazioni pericolose e a volte del tutto inutili, perché non è il paese del Bengodi la nostra Italia, non è, come diceva Ibu, proprio mi ha fatto molto sorridere, e anche la presidente di Mamman proprio ieri in un'intervista a Sanremo: i soldi non nascono e non crescono dagli alberi, dobbiamo lavorare, quindi diamo la possibilità a lavorare in Senegal e portare qui il lavoro. mu ne mu ngi am mbégte lool di liggéey collaboré ak monsieur Ibou Diop di coordonnateur section bu Saremo di liggéey ci wàllu développement social économique ak intégration ba nga xam ne dina permettre ñi ñi nekk fii di waa Saremo di fi dund muy ressortissants sénégalais yi dinañ am luñ jàpp lu ñu mën a téye ba nga xam ne seen nekkin bi dina rafet, mais aussi bu ñu bëggee dellu ëllëg sa dëkk ba delluwaat ci anam yu rafet yoo xam ne vraiment dinañ fa mën a fekk loo xam ne dana si jàpp ba nga xam ne tamit liggéey boobu dina mën a permettre képp koo xam ne yaa ngi woon réew ma di ci gis exemple ba nga xam ne boo bëggoon ñëw it xañ na da nga am si loo jàpp foofu ba doo bëgg a ñëw fii. ndax it liggéey risque yi ñuy jël pour ñëw ci immigration dafa métti, dafa bëri ay danger te loolu yëpp wax dëgg yàlla bi ñuy ñëw fekk Europe yi tamit nekkatul fii particulièrement ci dëkk yi ñu nekk. donc liggéey boobu war na ñu ngi ko nëbëbët defar boo xam ne vraiment dina tax loolu yëpp yemb ba nit ñi nekk fii dinañ fi am dundin bu rafet, mën a collaborer ña nekk Sénégal ñu liggéey boo xam ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp, collaboration boo xam ne bu rafet indi intégration dina indi développement aussi. Bene, ci siamo dati un appuntamento con Sua Eccellenza, predisporremo un tavolo operativo di lavoro con i nostri tecnici del comune, con le loro realtà, per vedere come veramente operativamente sviluppare questo nostro progetto e portarlo avanti e portarlo alla realizzazione, su cui io e tutta l'amministrazione contiamo molto. E quindi nell'augurarvi un buon lavoro a questo vostro incontro, nell'augurarvi felicità, pace e serenità. Saluto con grande piacere il console generale che ho avuto l'onore e il piacere di già conoscere lo scorso anno, e ridò il benvenuto nella nostra città. Benvenuta e grazie di essere qui e buon lavoro a tutti. Donc voilà, merci beaucoup, en tout cas merci, mille merci à la mairesse de Saremo. benn nit moo ko jàpp muy Ibou Diop balaa may jaar si Ibou Diop maa ngi nuyu Carmignan coordinateur APR bi di nuyu conseil général bi nga xam ne moom moo fi représenté Macky Sall te muy jigéen boo xam ne aussi lépp lu jëm si développement jigéen mu ci taxaw. Buonasera a tutti e ringrazio la vice sindaco che è seduta lì con noi, ringrazio Ibou Diop che ha creato anche Idee Global e Associazione Mamman. Siamo sempre invitati a Ibou Diop per andare avanti per la rielezione del nostro Presidente, Son Excellence Macky. Donc comme ni nga ko waxee sànq, la section de Saremo développement la ñuy def sànq bi la mairesse di wax na ko monsieur Ibou Diop am benn initiative boo xam ne am na ko muy global boobu effectivement moo ko gënoon a poussé mu mettre sur pied cette section là pour fexe ba fii ñi fi nekk muy góor ñi muy jigéen ñi quand même accompagnement dans le cadre de l'auto-emploi nekk loo xam ne nii lu réel lay doon. donc loolu on va demander à monsieur Vicenzo de prendre la parole, un des amis de monsieur Ibou Diop, un des collaborateurs de monsieur Ibou Diop dans le cadre de Global. Donc, signor Vicenzo, vous avez la parole. Un'accoglienza così, anche nella mia vita istituzionale prima, non l'avevo mai avuta. accueillir ko mosul ko am ñëpp muy nekk sax maire ci Armani Italia. Waaw, Allora, anch'io saluto
le autorità, saluto Monsieur Sulikaba che ho avuto il piacere di conoscere stamattina, il console generale, tutte le autorità e i rappresentanti delle istituzioni del Senegal qui in Italia, che è veramente bello essere qui con voi ed è per me una gioia essere in mezzo a questa splendida comunità senegalese. am mbégte am kontaan bu baax di nuyu son excellence monsieur Sori di nuyu vraiment madame la consul générale de Milan madame Rofia di nuyu autorités sénégalais yi ñoom ñëpp teew fii di nuyu vraiment ñëpp seen teewaay fii di ko rafetlu. Io ho avuto il piacere di conoscere Ibu qualche anno fa e abbiamo condiviso un po' di cammino insieme e abbiamo cominciato a collaborare prima a livello personale e poi piano piano il nostro percorso si è allargato appunto a progetti più ampi e ho avuto il piacere, no, di accompagnarlo anche nei contatti con l'amministrazione comunale di Sanremo. mu ngi am mbégte lool di xamaale bi mu xamante ci Diop di ko accompagner depuis un peu mu ngi yàgg tuuti si ay at seen liggéey rafet lool seen collaboration bu mu jur tey lu bari si seen diggante ba xam naa lu ñu mel nii tey daje bi waaye collaboration boobu day boo ko yóbbu ba nga xam ne ci autorité Sanremo yi commune de Sanremo mu ubbil ko fa ay relation ak xamaale ko waa autorité bi ñoom it ñu am si mbégte lool ci collaboration boobu muy commune de Sanremo tamit. Ecco, ci tengo a sottolineare che è importante riconoscere all'amministrazione comunale di Sanremo, nella persona del vice sindaco Costanza Pierieri, nella persona del sindaco che ha sostenuto, no, questo percorso fino adesso, perché è oggi un'amministrazione comunale molto coraggiosa, molto sensibile. Voi sapete che viviamo in Italia un clima non così sereno ultimamente, lo ricordavamo stamattina nell'incontro, rispetto a questi temi e quindi ancora di più dobbiamo sentirci privilegiati perché abbiamo un comune, una comunità molto sensibile, molto disposta a progettare insieme con la comunità senegalese. Questo è importante riconoscerlo perché se oggi ci troviamo qui a vivere questo momento è anche per questa grossa sensibilità di questa città. muy am mbégte lool ci collaboration boobu nga xam ne monsieur Ibou Diop ak moom it ubbi nañ ko ci tàllal ko loxo waa commune Sanremo ñoom it ñu teg seen loxo parce que ne liggéey ci ak ñoom te collaboration boobu ñëw si moment yoo xam ne Italie dafa fekk Italie si moment yu xaw a sensible te ku nekk sensible xam nañu ñu fi gouverner peut-être côté boobu lay waxee mais loolu sensibilité boobu nag wax dëgg yàlla képp ku la ci ubbi buntu vraiment dafa fekk ne kooku ku am fit la ngir liggéey ñoom ndax ku xam ñooñuy utiliser ñan lañ ak seen sensibilité vraiment bëriwul ñu nangu lu mel ni communauté ñun ñii comme jóge Afrique nga ñëw dalal leen loxo di liggéey ñoom wala ubbi leen say buntu yombul ci kon donc moom bu ko defee en tant que commune de Sanremo ànd si vraiment vice sindaco bi di Constanza boobu loolu décision bu courageuse la mu koy remercier daal bu baax a baax a baax. Bene. E io concludo, dichiaro la mia disponibilità a continuare a collaborare con tutti voi, con le persone, con l'associazione, con le persone che porteranno avanti questi progetti e anche con l'amministrazione comunale di Sanremo e naturalmente vi auguro buon lavoro, buona vita e di continuare sempre a portare questo entusiasmo, questo calore e questa allegria e questa gioia che soltanto voi potete portare qui in Italia. Grazie. ndax ñun communauté Sénégal bi lu ni mel ñu koy indi ba ko exposé fii mu nekk di indi kontaan ak mbégte ci seen biir vraiment loolu mu ngi koy defal loolu di ci am kontaan di ci am mbégte lu bare 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 mu ngi leen di remercier ci li ngeen ko jox parole bi merci beaucoup. Tout le monde sait ce que je dis et tout le monde sait ce que j'ai fait. Donc je voudrais continuer à faire, parce que j'ai adhéré à l'association Benu plus volontiers pour qu'on va toujours en avant. Avec ça, je vous remercie.
man la Roselyne Seck jóge Dieynaba section Dieynaba donc maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom laa àndal mais avant loolu maa ngi gërëm maa ngi lay gërëm bu baax xale bu yaru nga gis naa sa liggéey waxoon naa la bu yàggee di nga moom te bés bi yegg si na tey donc en ce temps maa ngi gërëm waa Dieynaba ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñuy liggéey ak man bu dégg bëccëg te sonn man sa léeg-léeg ma toog mais ñoom ñooy liggéey ensemble daal donc bésu tey bi du tax ñu ñëw fii tey dafa nekk loo xam ne sans remords dafa wane loo xam ne dañuy liggéey nee na saaku bu feesul moom la taxaw mais sa saaku tey fees na donc ba nga taxaw ba def da nga def donc yaakaar naa tey Macky Sall moo ñu fi indi li kiy wax sànq rek waruñu am outil deuxième première dañu war a gagné dañu war a doon ci table yi gagné dañ ko war a wone parce que nekk na loo xam ne gàcce la ci ñun daal li nga xam ne moo passé donc bu ñu seetee li passé li ñuy dal année yi yëpp dañu war a liggéey bi yoon daal di doon ci table élection yi passé woon ni résultat état li génnee noonu la ñu war a génnee mois de février. maa ngi nuyu ñëpp di jiital seen nuyoo bi madame la présidente ak délégation bi àndal di nuyu monsieur Sidiki Kaba ak la signora monsieur Ndeko ak le ministre Lamine Cissé ak son excellence Ben Diouf ak le coordinateur du Nord Garmi, sans oublier mon ami et frère le coordinateur Ibou Diop di nuyu aussi waa Dieynaba di leen gërëm di leen sant aussi ci taxawaay bon et rassemblement bi fi nekk wax dëgg yàlla ni mu ko gisee nii dal na xel ci luñ jëm ëllëg muy jox le président Macky Sall mu gagné élection yi dès au premier tour sur environ de 54 à 60%. salaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bu yàlla defee ñu am ay gan yu mag ñoo xam ne dañoo bàyyi seen yitte ngir ñëw répondre invitation Ibou Diop section wu San Remo ci meeting bi ñu organisé tey ñu bëggoon leen a jaajëfal ci seen tur balaa ñuy dem loolu moo tax ñu tordre la main au protocole pour que mu am ay kàddu yu ndaw yu ñu yëkkati jëmee ko ci ñoom parce que li ñu fi dajale madame le consul général politique la ku ci nekk ci ñun dafa am yéene jëmee ko ci président Macky Sall pour que élection yii di ñëw ñu organiser ko ci jàmm mu gagné ko ci jàmm au premier tour ba liggéey bi mu tàmbale jëmee ko ci Sénégal bu mun koo continuer moom ak ñi mu ànd liggéeyal kon nag ci loolu dafay am solo bu ñu yëkkati ay kàddu ñu yëkkati ko ca na mu waree ak ña nga xam ne yaakaar nañu leen ci ngir ñu jàppale ñu ci kon madame le consul général ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sant bu baax ci sa teewaay madame la vice-présidente Adji Mbargane dafa jóge Sénégal ànd ak man ànd ak madame Gaye ngir ñëw teewee lii au nom de la grande coalition majoritaire du président Macky Sall jiite ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci disponibilité di nuyu section yépp yi nga xamante ne ñoo jógee Torino ñoo jógee Genova mais di beral loxo waa Nice waa Nice il faut ñu beral leen loxo parce que fii Italie la même bu fekkee dañoo nekk ci frontière li nga xamante ne def nañu ko jóge Nice ngir ñëw teewee lii dafay wane ne parti bi benn parti la benn kilifa moo fi am Macky Sall la tudd ñun ñëpp nous n'existons pas ñun rek moo kon rakk yi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant bu baax ak ñëpp ñi nga àndal di nuyu bu baax Mansour Gassama parce que ñëw na mais dafa am xat-xat ñëw na ba fii mu delluwaat ngeen jottaleel ñu ko nuyoo bi ginnaaw yéen ñi ñëw
bépp militant bépp responsable bu dëkk Nice ñu leen di gërëm ñu leen di sant bu baax. li ma bëggoon a wax ginnaaw dinaa dellu si waat jël kàddu ngir mën a lim ñëpp ñi fi teew du gudd lu gàtt lay doon. président Macky Sall dafa am lu ñu jàngal. politique ku naxee mbaay wala dinaa la moo jeex Sénégal moom dafa ni dafay jëf nga teg sa bët boo ko wóoloo nga joxaat ko sa kàddu mu wéy ak moom. yàlla defaral ko mu am un agenda. dama amoon benn professeur mu ne moom li muy ñaan suñu borom te xamul ban sëriñ ko ci mën a dimbali mooy na ko may mën a maîtriser le temps. la journée fait 24 heures yàlla rek moo mën a déterminer 24 heures yi keneen mënu koo déterminer su 24 heures yi di dem mënoo koo téye ba du dem. la semaine fait 7 jours kenn mënul fexe ba 7 jours yi du mot. l'année fait 365 jours kenn mënul fexe ba 365 jours yi du mot waaye yàlla mën na la xelal ba waxtoom woowu nga kale ci sa agenda ba la nga am yéene mu dimbale ci ba mu sotti loolu la ko yàlla wërsëgal. 2014 le plan Sénégal émergent lañ ko andi sous sa version bi nga xamante ne moom la war a def bilan am sénégalais yëpp teg ci seen bët. yàlla def 2018 bii 3 ans de mise en œuvre mu évaluer ko tendre la main à la communauté internationale mu war a nekk la nouvelle phase de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. première phase bi dafa am une situation de référence bu ko kenn waratee fàtte nañ ko def breviaire. situation de référence mooy fi réew mi tolloon nañ koy fàttali te buñ ci xuloo buñ ci xeex xam nga li tax ñañ koy fàttali du ñu bëgg ñu fàttali leen ko. waaw bu fekkente ne Sénégal en 2011 2012 seen taux de croissance yegguloon 4% ci 3,% la tolloon. 2018 président Macky Sall yóbbu ko 6,%. ñu ne loolu kenn du ko lekk. ça ne se sent pas mu ne leen da ngeen a juum li tax ñu juum mooy financement des femmes de la diaspora moom lay citer exemple parce que da ngeen cee xam dara et je parle sous le contrôle du consul général. 1,5 milliard la mu ne jigéenu Sénégal yi nekk ci diaspora nekk ci jafe-jafe dañuy tibb ci état wu keesu état tegal leen ko pour rof leen loxo 1,5 milliard yooyu xam ngeen fu mu ko jëlee. bi ñu defee la reddition des comptes au niveau de l'État du Sénégal 30 milliards ñu njëkk a récupéré te mu am ñu ko luubaloon dugal ko ci ay comptes bancaires ci la jëlee 1,5 milliard jagleel ko femme de la diaspora c'est un symbole important. ci la construire le premier pavillon sous le règne du président Macky Sall à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar c'est un symbole. ci la njëkk a financé la couverture maladie universelle c'est un symbole maanaam dafay won réew mi ne li ñëpp bokk équité sociale équilibre social dafa war a am justice sociale dafa war a am li ñëpp bokk bu ko benn nit ne furaas dugal ci poosam moom ak njabootam loolu jeex Sénégal kon moom dafa ni pour ñu mën a def une bonne gouvernance des institutions solides une démocratie qui s'exprime il faut que ku ci nekk ci ñun li réew muy produire ci richesse ñëpp boole koo bokk loolu nag ay principe la principe yooyu moo tax ba le premier point du plan Sénégal émergent le premier point mooy mu transformer la structure de notre économie loolu moo tax mu am tey un taux de croissance de 6,5%. dafa jël xaalisu réew mi investir ko fa mu ko war a investir léegi nag ci deuxième phase bi laa bëgg wax un tout petit peu pour que sunu mbokk yi nga xamante ne tey mu def leen fi invité dans le cadre du global service mu nekk une initiative
boo xam ne dafa am solo te loolu moo tax ma teew fii bu doon politique kese moo ko ngant bu doon meeting bu kese moo ko ngant parce que ça fait 2 ans amul benn meeting bu ñu ma invité en Italie ba ma ñëw ci et j'ai mes raisons dinaa ci ñëw tout à l'heure kon global service boobu c'est parce que on est dans une logique de développement loolu moo tax dans la seconde phase de mise en œuvre du plan Sénégal dinaa ci jukki 4 projets ñeent bi ci jiitu daf ma yitteel pas parce que dama bëgg ceeb mais dama jàpp ni li ñuy importer ci ceeb Sénégal kenn waratu koo nangu te production bi nga xamante ne tey président de la République amélioré na ko au Sénégal à travers un programme de modernisation de l'agriculture du Sénégal ci deuxième phase du plan Sénégal émergent dafa ñëw sur des filières premier projet bi daf ko tuddee programme national de développement de l'irrigation au Sénégal dafa bëgg a développer la petite irrigation locale. Petite irrigation locale c'est pour que agriculture mën a gën a développer ci gox-goxaan yi parce que su fekkente ne tu as des intrants de qualité tu as accès à l'eau tu as des terres qui sont abondantes kon li ci des mooy volonté kon ci volonté boobu nag vous de la diaspora vous êtes attendus parce que dans la petite irrigation locale ku ci nekk ci yéen soxna si wax na ko léegi ci misaal bu am solo nee na bu nee yaayam damay ñibbi si yaay jiy jooy elle a raison mais bés bu ko yàlla dimbalee ba mu am ci petite irrigation locale boobu ba def ci dërëmam ba partenaires yi jàppale ko su boobaa bu nee yaay ji dinaa ñibbi si yaay ji dina ko ne amoo loo fay def ñibbi si Sénégal parce que dina am activité génératrice de revenu bu koy permettre dootul yónnee xaalis Sénégal waaye li muy gagné fii ci Italie da koy dugal ci compte bancaire activité ba muy développé au Sénégal mooy entreprendre di jël baayam ak papaam ak njabootam ba fa nekk en charge loolu nag c'est la perspective te loolu nos partenaires sont attendus foofu le président Macky Sall nee na on va mettre dans ce programme là 47 milliards dina ci dugal 47 milliards dans la seconde phase de mise en œuvre du plan Sénégal nee na nous attendons 14 000 emplois dans la petite irrigation locale mais avantage bi muy andi moom laa wax léegi c'est l'autosuffisance alimentaire en riz te bu fekkee on est autosuffisant en riz loolu c'est le riz paddy maanaam ceeb bi nga xam dañ ko récolter directement ci rizière bi mais dañ ko war a transformer def ko des riz de petit calibre de moyen calibre wala de grand calibre ça dépend ci ku ci nekk lan nga bëgg a consommer loolu nag jumtukaay ya koy def machine yeeg technologie ya koy def fii la am vous êtes attendus dans ça il faut que ngeen andi technologie boobu pour que la petite irrigation locale sénégalais ya nekk biir Sénégal mën cee gis seen bopp. deuxième programme bi c'est un programme national d'habitat social dans la seconde phase de mise en œuvre du plan Sénégal émergent dañuy jógee dans un objectif de 300 000 logements sociaux à un objectif de 60 000 logements mais nekkatul logement social bii baax 300 000 logements yi c'est du logement social mais les 60 000 yi mu bëgg a créer dans la seconde phase avec 375 milliards c'est du logement haut de gamme loolu aussi nos partenaires sont attendus et les Sénégalais de l'extérieur ku ci nekk ci ñun ta première source de sécurisation mooy kër makkaan appartement bu baax nga koy loué Ndakaaru wala nga am kër bu baax biir Ndakaaru wala nga am ko ci dëkk ba nga jóge mu nekk une fierté et je vous interpelle parce que li tax ma leen di interpeller dafa développer une nouvelle stratégie au Sénégal conseil des ministres ça se tient au palais tous les mercredis ministres yi gaari seen oto dugg dans la salle du banquet ñu def seen conseil des ministres ñibbi mu ne moom il faut que mu yóbbu les ministres à l'intérieur du Sénégal conseil des ministres délocalisé pour que bu ñu demee dans les localités ñu gis le niveau de pauvreté fi mu toll dafay yokk sa taxawaay en tant que ministre dafay yokk sa imagination en tant que kuy diriger réew mi mu dem Sédhiou on a un problème de logement pour les ministres il y a pas d'hôtel il y a pas de résidence correcte il y a pas de maison décente
mu interpeller waa Sédhiou interpeller la diaspora ressortissante de Sédhiou ne leen il faudrait que ngeen investir dans l'habitat de vos localités respectives. Kon Global Service, vous les partenaires, vous Sénégalais de l'extérieur, loolu aussi il y a une manne financière à ramasser. Parce que dans nos régions de l'intérieur, il y a encore de l'habitat à faire. Et le foncier y est gratuit, je vous le rappelle. Parce que 30% des logements sociaux sont réservés aux Sénégalais de l'extérieur. Et quand vous voulez faire du logement social à l'intérieur du Sénégal, et que vous passez par la direction générale des Sénégalais de l'extérieur, le foncier sera gratuit pour vous. Je le répète, dañ maa déggul dafa mel ni que sama gars yi dañuy somnolé. ma ne président de la République mu ne su ngeen buggee tabax Fatick wala Kaolack wala Saint-Louis wala Ziguinchor suuf sañ fay joxe pour ngeen tabax ci bu dee Sénégalais de l'extérieur dañ ko koy may kenn du ko ko jaay. loolu waaye kon problème bi fan lay nekk fan ngay jëlee 10 millions yoo tabaxee un R+1. Giovanna est déjà disponible à accompagner une telle initiative. kon li ci des mooy ñun ñu jël initiative bi kon foofu li may def comme recommandation du haut de cette tribune Ibou Diop, je sais que Madame le Consul général a déjà présidé l'installation de plusieurs coopératives d'habitat en Italie. Mais je sais qu'à San Ramo, on a une coopérative d'habitat. Créez cette coopérative d'habitat. Parce que je veux que la victoire du président Macky Sall, le soir du 24 février, nous dépare San Remo. Loolu moo taxoon ma ne leen sànq gëj naa fee ñëw ci meeting parce que j'étais plus sûr de moi. J'étais plus sûr des militants de l'APR, de la coalition de la grande majorité présidentielle fii ci Italie. Mais à partir de li ma gis nii sama xel dal na te gëm naa ne la victoire est à portée de main. kon Garmi il faut que ma taxaw tuuti gërëm la sant la ci liggéey bu am solo bi ngeen di def. Je sais que tu es très politique, mais on ne t'utilise pas suffisamment. Maintenant, il est temps qu'on t'utilise suffisamment. Il a l'expérience du Parti socialiste, parce qu'il militait à Diourbel. Je le connais. Défaut bi ñu am dans notre parti, il faut qu'on le reconnaisse. On n'est pas très généreux. Le président Macky Sall nous a dit, il nous l'exige, il nous l'a demandé, ouvrez-vous aux autres. L'Alliance pour la République en tant que telle, et je le dis encore une fois de plus, n'est pas une machine électorale. C'est la coalition qui est une machine électorale. Coalition bi nekk autour de lui depuis 2012 benn brebis galeuse moo ci génn mu tudd Idrissa Seck parce qu'il a ses propres ambitions calées sur sa propre personne pour lui et les membres de sa famille. Yàlla soppi ko seppi ko ci tegal nu ko nële ginnaaw moom amul kenn ku génn sur la coalition victorieuse de 2012 et il a réussi de main de maître avec grande intelligence à réunir cette coalition autour de lui. C'est cette coalition-là qui constitue la machine électorale. Le 24 février, c'est cette coalition qui va garantir la victoire du président Macky Sall. Kon nag Garmi, il faut que en bandoulière, cette coalition en bandoulière, ñu dugg dans les fins fonds, dans les maisons. On a de quoi vendre, on a de quoi proposer aux Sénégalais pour qu'en Italie, on regagne la victoire. Parce qu'on a déjà perdu. On est déjà en bas. Li ci des kay moo ñu jógaat et qu'on redore le blason. Loolu nag c'est à portée de main. Parce qu'on ne craint plus perdre, on a déjà perdu. Kon ki nga xam ne am na défaite ba pare li ci des mooy nga jàmmarloo pour mën a gagner. Je pense que loolu lu mën a nekk la. Et on a suffisamment d'outils, suffisamment d'instruments pour le faire. Man, vous pouvez compter sur moi. Parce que li tax ma ñëw San Remo, c'est parce que je crois que la victoire est à portée de main.
Et je lance un appel à partir d'ici. Pape Diaw est parti. Rosalie wax na ko léegi te ànd naa comme ci kàddu bi bu fekkoon ne def ko toogoon dina am lu mu fi jëlee parce que moom xam na ni lii yombul nga dajale ay nit te ñu nekk ay kilifa nekk à l'étranger bàyyi seen i yitte jënd seen i mbubu solal ko seen i bopp il paraît que jigéen ñee ko tuddee seen bopp ça c'est extraordinaire pour un parti au pouvoir. C'est la preuve que les militants sont suffisamment motivés pour la victoire. Parce que li ci des mooy un bon guide. Guide nag ñaar moo ci mën a am ki yàlla def ci moom mu doon kilifa wala ki nga xamante ne daf ko forger dans le temps mais l'un comme l'autre on a besoin d'un bon guide en Italie. kon nag la balle est dans votre camp parce que bu ñu amee ay militants aussi mobilisés aussi engagés guide yi ñoo leen war a teg ci yoon bu baax bi ñoom ñoo war a bàyyi seen i querelle de clocher ñoo war a bàyyi division yi ñoo war a bàyyi man la et qu'on leur redonne le pouvoir te loolu également c'est à portée de main kon nag loolu yóbbante la pour que ñu xool naka la ñuy redynamiser le parti d'ici là pour une victoire assurée. L'autre projet c'est le projet de valorisation de la pêche continentale au Sénégal. Donc c'est un projet de 7,5 milliards dans la seconde phase de mise en œuvre du PSE. Parce que wax naa ko léegi seconde phase du PSE bi il est dans l'approche filière. C'est le riz, c'est la pêche. Il est dans l'approche filière. Parce que les conditions macro sont déjà réunies. Maintenant, il est en train de poursuivre et d'approfondir et de creuser davantage les différentes filières pour que le Sénégal, dans chaque filière, puisse monter la tête haute. La pêche continentale, on a décidé de mettre dans la pêche continentale 7,5 milliards. Mais nous tous, nous savons que les produits de la pêche, pour l'essentiel, sont utilisés dans l'export. Et Giovanna disait hier qu'il était intéressé par la pêche au Sénégal. Donc ça veut dire qu'on a également de la matière à ce niveau-là, avec un partenaire qui acceptera d'accompagner les Sénégalais de l'extérieur. Et enfin, nous avons discuté tout à l'heure avec un ami qui a une usine de pêche à Saint-Louis. Parce que je préparais mon propos. On a des difficultés. Parce que le repos biologique au Sénégal n'est pas assuré. Et la pêche industrielle, nous en sommes victimes. Et dans la seconde phase de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le président a dit avoir valorisé les ressources halieutiques. Et il va développer un projet spécialement dans ça. Ça veut dire quoi? Que les licences de pêche seront modernisées, seront modernées à l'avantage du Sénégal. Ça veut dire que qui nga xamantene dafa def immigration irrégulière te nekkoon pêcheur booru caaro yi wala fu mu mënti doon il aura de quoi gagner sa vie au point qu'il ne sera plus en migration irrégulière. Comme ñetti jukki yooyu ma def sur la seconde phase de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, c'était pour donner une idée à nos partenaires qui sont ici, mais également à vous. Parce que neex na lool nga def un bilan waaye li dàqati mooy nga ne bu ngeen ma ko joxee lii laa ci nar a def le temps que ma jëlaat kàddu gi maa ngi gërëm di sant ñëpp wasalaam. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama onon fof on juurama on fof yimɓe ɗume yetto mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu doon sama sago tey ma wax pulaar moo pare ma wax wolof waaye ma wax wolof rek ñun ñëpp ñu déggandoo ko benn yoon mu bañ a gudd. maa ngi leen di nuyu le directeur des Sénégalais de l'extérieur muy notre frère et ami Soyika Ba di kontaan ci moom nag bu wér a wér
parce que nee nañu ku la nit ki defalee lu baax boo taxawee te waxoo ko da ngaa ñàkk ñaan amoo xol noo ko waxee Sori Kaba da ngaa def dara ci Nice duñ ko mës a fàtte ñoo ngi lay remercier bu baax a baax. maa ngi nuyu responsable yi fi nekk ñëpp di nuyu le consul général de Milan di nuyu sama frère koo xam ne nii ki ma àndal muy Moustapha Bari chargé de communication de la section de Nice Côte d'Azur. may nuyu Momo mi nga xam ne nii moom tamit il n'a ménagé aucun effort muy Momo Diop. may nuyu Daxa Ndiaye sama frère ki nga xam ne nii moo ma jokkoo ak yéen di nuyu toutes les responsables ñi fi nekk bëgguma gudd nag parce que wax ji moom notre frère Sori Kaba wax na ko di nuyu tamit notre coordonnateur Ibou Diop xamante wuñu waaye dégg naa la di nuyu ñëpp rek di leen remercier bu baax a baax sama frère Mansour Gassama nag moo ma jiitu woon fii waaye ñibbi na dafa war a liggéey bu dul woon loolu day teew fii nekk ak ñun ba yëpp yi jeex nuyu waa Nice yëpp nuyu waa Grand Sud bàyyiwuma kenn nuyu leen di leen remercier bu baax a baax di leen naan rek nañu jàpp teew bàyyi parce que Macky jar na jàppale dafa liggéey Sénégal ñun ñëpp ñu teg suñu bët remercier naa leen merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam. ginnaaw bi ma nuyoowee ci nuyoo bu tedd bi di suñu diine muy ay ñaan rek yoo xamante ni dama koy safoo di ko def saa yu may jël kàddu ngir yàlla musal ñu ci seytaane damay nuyu suñu kilifa yi fi toog may jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ni nii mooy suñu directeur des Sénégalais de l'extérieur monsieur Sori Kaba di wax ne ñu ngi rafetlu teewaayam di wax ne aussi ñu ngi rafetlu discours am na solo contenu bi aussi am na maanaa déglu nañ ko attentivement waaye jëlee nañ ci aussi njëriñ yu baree bare ñu koy féliciter de passage. bu loolu weesoo damay nuyu ñi ma àndal suñu coordonnateur du Nord monsieur Garmignan di ko nuyu di ko sargal bu baax a baax ak délégation bi ñu àndal ñëpp waa section Crémona seen coordonnateur di Alassane Diallo ñi ma àndal ñëpp maa ngi leen di nuyu ayam bu maa ngi leen nuyu de passage. may nuyu aussi suñu consul général madame Rokhaya Batouré di ko nuyu di ko gërëm moom itam wax dëgg yàlla di rafetlu teewaayam waaye du ma fàtte ki nga xamante ni mooy suñu directeur bureau économique monsieur Lamine Cissé honorable député ñu ngi lay nuyu di la wax ñu ngi lay dalal ak jàmm di nuyu délégation bi ngeen àndal yépp waaye du ma fàtte aussi consul na monsieur Bensène di ko wax ne aussi moom itam ñu ngi rafetlu teewaayam bu baax monsieur Sori Kaba ñi nga àndal ñu ngi leen di nuyu aussi bu baax a baax muy délégation bu am solo macha allah tey nag damay jël kàddu au nom des femmes du Nord donc du réseau des femmes du Nord je fais partie des femmes du Nord bien vrai que je suis la responsable des femmes de ma section muy Milan 1 en même temps la présidente des Amazones républicaines pour l'émergence avec Macky muy AREM bu ñu mënee naa ñëw wax ci réseau des femmes du Nord dama ciy sawar parce que je fais partie des femmes du Nord di wax ne rek ñu ngi am mbégte ak contentement bu rëy a rëy fekk ci leen fii ci San Remo ci li nga xamante ni nii mooy accompagner son excellence le président de la République ci programme am en 2019 waaye aussi seen engagement ma koy rafetlu di féliciter jigéen ñi macha allah jigéen ñi ma fi fekk maa ngi leen di féliciter bu baax di wax ne toogaay bi rafet na vraiment accueil bi aussi ça a été vraiment chaleureux sañse yi rafet na macha allah di wax ne rek xam naa ne li ma bëggoon wax yépp mu jëm ci politique mën naa ne suñu directeur général wax na ko Sori Kaba ndax kenn umpalewul li président de la République di defal jigéen ñi fii ci diaspora bi. ñu ko tàmbalee ci son excellence ambassadeur monsieur Sori Kaba ak la vice-présidente madame Adji Mbergane di nuyu itam suñu yaatige bi fi nekk di madame Rokhaya Ba sama jarbaat
son excellence Ben Sène, mon ami Lamine, waaye nag di wax mention spéciale sama coordinateur monsieur Garmignan ak équipe bi mu àndal accompagné sama jarbaat Ibou Diop ba tey ñu am résultat bi macha allah sama xol seet na trop bi ma ñëwee dugg ci salle bi gis organisation bi qualité organisation bi surtout vraiment lii daf ñu frappé may wax nag ci turu sama collègue sage yi turu doyen Ñokkaan ak le frère Mamadou Sall ñoom ñëpp tey waroon nañ fi teew waaye dañu am empêchement sama xol nag moo fees moo tax sama wax du bare ndax dama bëgg waaw ndax qualité cérémonie bi ak kilifa yi fi toog di wax Ibou jàppal fi nga teg sa tànk foofu la président Macky Sall cër yi nan yow la li nga xam ne da ngay def lu bare di wax lu tuuti jërë ngeen jëf sama xol moo fees moo tax wax moom la di nuyu vice-présidente Adji Mergane lu bëree bëri di nuyu son excellence madame Rokhaya Ba Touré di nuyu son excellence Idrissa Ben Sène di nuyu monsieur Lamine Cissé lu bëree bëri di nuyu madame Gaye di nuyu monsieur Garmignan lu bëree bëri mon frère maa ngi lay nuyu di nuyu Ibou Diop di rafetlu loolu nag initiative bi di leen wax ni nag xel dal na di jël nag nuyoo jigéen ñëpp di ko jox ANACIM bi ba jàngale wax ni jigéen ñi Saare moom kontaan nañ ci yéen lool nag suñ xel dal na ndax ñun lii lañ xam te lii lañu suñ président sant ma bala may jàll ma leen di wax ni ma teewal fi monsieur Yankhoba Diouf sama coordinateur de zone bëggoon naa ñëw nag lool mais dafa am empêchement moo tax ñëwut maa ngi ko fiy teewal lu bëree bëri di leen wax ni nag président lii lañu digal jëf ak liggéey te ba wax ji moo tax xëy na ñu bëri xam naa ci waa Saare moo nag kontaan ci accueil bi di leen wax ni nii rek la jàppoo leen doon benn ndax section bu ma naw la du ma leen dëgg ci forom mukk ngeen di détail du ma leen dëgg mukk ngeen wax loo leen war a wax nii dong la liggéey leen ànd doon benn ndax loolu mooy l'essentiel te loolu la son excellence Macky Sall soxla maa ngi nuyu ñëpp ku jëlee ci sa tur ak sa sant di nuyu ambassadeur Sori Kaba parce que dama ko xam personnellement dafa am yëg ci Sénégalais de l'extérieur wax naa ko sànq nee naa ko ñëw naa Sénégal pendant 3 ans mënuma gisee ko saa yi ma ñëw bureau ñu ne ma ñu ci Sénégal de l'extérieur donc ambassadeur maa ngi lay nuyu di la féliciter di nuyu suma xarit suma rak Rokhaya parce que moom laa fekk si tey di nuyu Lamine Cissé chef bureau économique di nuyu Ibou di ko féliciter aussi parce que li ñu fi wax ci li mu liggéey yombul ci dëkk bi ni ko bi si nga ko bi waxee dëkk bi dafa changé donc mu liggéey ci contexte bu mel nii am résultat yu mel nii lu jaral naw la bon man nag sama du gudd parce que li ma xalaat yëpp Sori ambassadeur Sori Kaba ma ñun ñëpp liggéeyu président moo ñu tax a jóg te président damay faral di wax ni leen ku ne mën na miim li mu def ku ne cal bu la neexee def fi dara mais damay faral di wax ni opposition bi naan defu fi dara amul kenn ku ci gumba amul de amul kenn ku ci tëx parce que ku gumba doo gis ku tëx doo dégg mais réew mi toll na foo xam ni boo jëlee ku gumba tëx dugal ci oto jëmale ko Foundiougne te nekk ba buntu kër nga ne mais ana dex gi ñu doon jéggi nga ne ko président foono donc ndem gumbal tëx mooy gis réalisation ba di ko sentir waxatuma nag ki yor ay bëtëma ci nopp donc du lu ñuy werenteeti man damay faral di wax naan ni bu ngay naan plan Sénégal émergent PSE man dama naan c'est un pays qui est sauvé pour l'éternité. damay gërëm ñëpp ngërëm mi demee ci tàmbali avant tout
ñi nga xam ne ñoo nu dalal muy waa Saremo di ci jiital le coordinateur Ibou Diop bu ma tudd Ibou Diop rek tudd naa góor ñëpp di ci tudd Anissi Sylvie Badiane muy responsable des femmes bu ma ko tuddee rek tudd naa sama soxna yu baax yi tey ñaawuñu di rafetlu tamit ànd bi j'y tiens beaucoup. Excellence l'ambassadeur Sori Kaba protocole dafa nangoon ma njëkk la tudd loolu moo doon yoon protocole bi ndax cooli fii mooy sunu kilifa ñu ñëpp muy man di consul parce que c'est un ambassadeur moom consul général moom ministre conseiller benn chef consul général mooy sunu kilifa mais bu ma tàmbali ci Ibou Diop tàmbali ko ci Anissi Sylvie Badiane dafa am loo xam ne daf ma intéressé mooy di ànd bi ba lii mën a nekk parce que ki ñu am muy le président Macky Sall son excellence nit ki boo xoolee parcours am rek avant mu doon président fi mu tàmbalee Petrosen ba assemblée nationale c'est pas donné à n'importe qui c'est pas donné à n'importe qui ginnaaw xarañam dafa am lu yàlla namm ci moom. Allahu akbar. bu yaakaar ne son parcours là nen la sa gis-gis moo gàtt ci moom la ko yàlla namm sunu borom nag moom ay mayam mais boobu ba Sénégal ba léegi mayu ko kenn départ directeur des données de la Petrosen, directeur général, en chef de service, merci. En 8 ans, les plus escaliers de l'administration, de di ko yëg ba doon premier ministre de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire fépp station taxaw na en moins de 8 ans nga am acte boo posé ñu buntu xatal la nga génn ne je ne regarderai plus dans le rétroviseur dem créer sa parti amoo sax temps pour structurer ko nga fekk ku mel ni Ablaye Wade ñëpp xam na ne c'est une bête politique 26 ans d'opposition 12 ans au pouvoir nga dajji ko teg ko ne leen topp ci siis bi non du ordinaire. yow onze bi laa gis sa tàggat rajo bisimilah rahmaani rahim di leen nuyu yéen ñëpp seen sant di nuyu kilifa diine yi nga xam ni ñoo ngi sunu biir ñi nga xam ni dafa yàlla dafa def bu Sénégal amee jàmm ñoom la ñu nekk ay immigré yoo xam ni fépp fu ñu dem rek muy kër maam Borom Touba di kër maam El Hadj Malick Sy Cheikh Bunta waa kër maam Abdoulaye Niass ñëpp ñoo ngi fii te ci suba nuyoo dinaa ak ñëw fi nu ñëw fi fekk waxtaan wu am solo wi di commencé waxtaan bi di nuyu son excellence l'ambassadeur Sori Kaba, le directeur du Sénégal de l'extérieur ak délégation bi mu àndal muy Adja Kanouté ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax la dalal honorable donc di nuyu aussi madame Guèye bi ngeen àndal di nuyu sama consul général madame Rokhaya Ba Touré donc di rafetlu teewaay bi di nuyu aussi le consul général Bensen bu Napoli ak le ministre conseiller Lamine Cissé ak aussi sama sœur Aïcha Djigo ànd ak moom nekk ci liggéey ci consulat bi di beral ba bu baax tam aussi tamit nuyoo muy sœur ci man di jaraax ci man muy soxna Dior maa moom ñoo bokk lépp donc yaayam di sama sœur di sama cousine papam di sama papa tamit wax dëgg yàlla noonu lan demee mu nekk koo xam ne ñi wax dëgg yàlla politique bi li muy wax nii fii léegi daf koo nàmp ministre na yàlla yërëm ko fa mu nekk Iba Gueye ministre des sports bu socialiste yi le dernier moo nekk dernier ministre des sports parti socialiste nijaayam la donc foofu la yaroo foofu la màggee
mu xam bu baax a baax politique donc kon yaakaar naa li muy wax fii lu mu jàng la lu mu xam la bu baax a baax pour ñu ko xamul ngeen xamee ko noonu di wax ni su may wax ni fii tey jii au niveau donc de Sandré moom yaakaar naa ni sax man mu ruufee mën a wax dara lu bëri quoi parce que xawma lu ñu koy waxee ci wolof waaw voilà sama xol moo fees ndax dafa nekk section boo xam ne dafa bokk section yu mujj a juddu fii te lii mu fi def nii amul benn section boo xam ne nii def na ko fi depuis ngeen législative fi ak léegi mu nekk une mobilisation boo xam ne nii macha allah dañuy liggéey parce que ñoom dañuy wax ne ñoom waxuñu dañuy def politique politicienne dañuy def politique de développement politique de développement boobu dinañ fexe ba tënkoo nekk benn ànd ndey bokk ndey bokk bàyyi li ñuy def moom mooy lan la ñuy def ko ñoom lan la mën a apporter leur pays le Sénégal ak lan la aussi mën a fexe aussi tamit ba nga xam ne aussi tamit ñoom la ci seen bopp donc boo dem ci coow lu bëree bëri muy seen coordonnateur Ibou Diop wax dëgg yàlla macha allah doomu ndey dama lay sant bu baax di la gërëm di la wax ni la mu nga xamee naka léegi yàggul mais nit ku dëgg la nit ku discret la nit ku nungoo liggéey la musuma woo benn yoon wala mu wax ma dara di ma wax waxi boppam non 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 lépp loo xam ne mi ngi koy jóg di ko wax lan mooy fexe waa Sandré mooy fi def gis seen bopp ci liggéey bi ñuy def Sénégal mu gis boppam mu jàppale président Macky Sall amul leneen lu muy wax ci leneen lu mën di doon te yaakaar naa ni depuis pratiquement 2 mois mi ngi nii mi ngi sonn ëpp na sax 2 mois depuis ci mois d'août bi la commencé woon di wax ci lu mel ni ba ko jéem a taxaw defal ko ci te yaakaar naa ni man sax dama ci am kersa taxaw fii di wax moom parce que aussi ñun aussi fayu naat bi xoromam daal ndax toll na ci coono boo xam ne nii wax dëgg yàlla amoon nañ beneen taxawaay bu ñu sañoon gën ko gën a mën a taxawee mais nag yoon yamul ci benn day tax rek ñu gën a góorgóorlu gën a liggéeyaat parce que son excellence Sori Kaba wax na ko fii am na lu solo am na lu am solo loo xam ne du ko fi wax mais nag excellence ma lay wax ni la li nga wax dégg naa ko ci nopp bu baax bi incha allah dinaa ko jéem a jëfe bu baax a baax kenn rek moo soxla mooy kii président Macky Sall keneen tolloo bi te ñun yàlla dafa def ni ñu fekkee tuuti Senghor fekkee Ablaye mu tëddi président Abdou Diouf li mu fi def lépp fekk fi Ablaye Wade li fi def lépp amul benn président dama koy faral di wax lu ci kenn ci ñoom koo xam ne ñu fi defagul ci 7 ans yi ñu fi toog 6 ans yi def na ko fi amul. A'uuzu billaahi mina seytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Asalaamaaleykum mbokk yi. may nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant. di leen nag balu ak gannaaw ba ma leen baale ak ba noppi. di leen nuyu bu tedd nuyu bu lislaam. di leen naan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Monsieur l'ambassadeur, son excellence Sori Kaba, sànq am Lamine Cissé wax na ko le ministre conseiller chef bureau économique mooy suñu kilifa waaye man dafay sama kilifa ñaari yoon. benn bii muy si professionnellement muy sama kilifa waaye nag muy sama mag ndax moo ma yar ca Fatick. di nag dalal ak jàmm délégation bi mu àndal di si jiital la vice-présidente di suñu camarade bi suñu sœur honorable Adji Mbergane ñu fekk ko Ndakaaru daan daje ak moom waaye nag ma leen di biral jigéen ñi ñu dañoo am ay référence ndax madame Adji Mbergane ci la bokk ndaxte loo fekkee mënoo kaa wax waaye la nga dund toog ko dégg ka boo ñëwee faw nga wax ko te bu toogee daa ko wax référence leen jàngat bu bari ci moom. di dalal aussi jàmm madame Guèye waaye nag di nuyu kenn ci man ndaxte lu tax président moo ñu boole moo ñu dénk ñu réew mi waaye mu rafetal ko lool ndax xeebuma munoon na ne jigéen la munoon na ne sama ndàkk la wante deful loolu yëpp muy Idrissa Ben Sène di sama homologue bi nekk ci Napoli. man nag yàlla suturaal ma am mag boo xamante ni xëy na dafa dépendre ci ambassade wante yàlla booluñu muy consulat bi muy Amadou Lamine Cissé ministre conseiller chef du bureau économique ma koy nuyu di ko sant di ko gërëm bu baax a baax. waaye nag dañu ñëw ci dëkk boo xamante dëkk bu ma sawar a ñëw dëkk boo xamante kenn du ne guleet wante dëkk boo xam ne itam mi sama fierté ndaxte bu doon dañoo ñëw teg pig yi ngeen seetaan ko mu ruus
ba lii kon tey du am kon man nii may am gàcce kon gàcce gàllaama di jël nag lu yow jigéen ñi di ko teg ci loxo Ani ñu seen responsable bu jàllaleel ko ci jigéen ñi waaye nag ku xam Zori Kaba mi son excellence xam li nekk ci bopp bi macha allah xam li suñu président liggéey macha allah amaana la war a wax bari na lool kon duma dugg ci boobu pàcc damay daal di dugg ci beneen pàcc muy fii ñu nga waxee fii mooy mbir mi dañoo nekk ci terre bañ a bëgg ñoo fekk dañoo bëgg sëkki am naa yaakaar na ñi fi toog ñii ñëpp loolu mooy seen bébét dëgg la wala du dëgg di remercier nag di kontaan ndaxte dajale waat njaboot gi nii jafe woon na lool waaye nag loo gis am na ko yàlla di jaarale amaana na ci loxo Ibrahima la ko jaarale ku dañ koy nangu xam ne loolu la yàlla dogal activité yi nii donc maa ngi sant bu baax sant ñëpp di gërëm ñëpp di naan yàlla nag prochainement bu ñuy ñëw ñu ànd ak madame Badiane bi nga xam ne moo jiite jigéenu APR jiite jigéen ñi Benno nga xam ne tey jii tawat moo tax ñëwul mais monsieur le ministre monsieur Amine monsieur excellence dafa jëloon ñaari billets pour man ak moom mu am mu tawat ci diggante bi donc moo tax ñëwul man donc ma ñëw mais prochainement incha allah xëy na waxtaan na organisé wala Diop organisé wala Fatou organisé wala Mati wala keneen ñu ñëw teew ànd ànd jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar je vous remercie. merci beaucoup. jërë ngeen jëf waxtaan yi moom daanaka fereñkulaayu na waxtaan yu fereñkulaayu na ndax wax dëgg yàlla lii moom kontaan rek lañu def kontaan rek lañu def waaye dafa am lu mag ñi wax nañu sant yàlla baax a baax a baax di xam ne jigéen gëmul leen a fay ndax lu sedd bi métti 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 nag doo dégg mu bay àll si jaay ji ma sàmm bay àll si jaay ji ma sàmm doo ko mu yaay àll si sër ma sàmm da ngay dégg kon ndey dafa war a dañoo war a xool ne jigéen ñii ñoom lu ñu def rek doyul si ñoom léegi nag lii tàcc yi neex nag ak boy yi neex nag kaani ci topp dañu waxante dëgg gis nga politique bii ñi def nii bu ñu nax suñu bopp ndax dafa am lenn lu am mooy bu ñu jaawalee Sénégal ak fii Macky Sall moom yàlla def na falu na ba pare moom waxoon naa ko dama koy waxaat falu na ba pare li ci des ñun waa Italie gii ñoo war a am doom góorgóorlu nag ba sauver honneur bi mooy lan mooy fexe ba bokk si ñi koy fal ndax ñun bu dul ñun rek Macky du fal bu dul ñun rek Macky du fal ndax amuñu lu mën a fal Macky liggéeyam moo tax mu fal léegi des na mooy pour ñu mën a fexe ba bokk si ñuy fal Macky Sall mooy dañoo war a ànd nekk benn kilifa yi jiitu nekk njëkk kanaare day jiitu ay doom topp li gën a am bu kenn wut sa turu bopp ñun dañoo war a def ku dégg turu Macky Sall loo jàppoon ba ko daw ci li ci des mooy suñu kilifa gi la ñuy waxal man samay wax damay wax léegi nga xam ne ñëpp ñooñu ko wax dañoo waxoon ne politique bii ñuy def du fecc ak way du tàccu dañoo bëgg ne góor yàlla yi nga xam ne ay moodu lañ leen tuddi nga xam ne foo dem ci àddina fekk leen fa duut ne rek fii la ñuy waxtaane diaspora bi yëpp la ñuy wax dafa am lu ñu soxla ñoom la ñu soxla loolu nag ci leen mën a taxaw ba tax ñu wooteel ma ndax gis nga ñii ab 110 wala mayo yóbbu leen koo xam ne lu mu dee téléphone ba ngay yor sa poste jar na 600 euros la ngay sol jar 200 euros kooku ak 70 jàppale liñ bëgg si ñoom mooy ñu fexe ba jàppale leen jàppale gi mooy fexe ba kenn ku si nekk si ñoom la la tax a bay ndey bàyyi ñëw ci dëkk bii boo waññee ko fekk Sénégal mooy am mbën loo dëkk Sénégal ganaar yi am na mbën ndem ganaar yi am mbën wax nga dañu moodu moom la ca des mooy coono bi ñu nekk fii di xëy 6 heures du matin di wàcc di defi tournée ñiy jaay di gàddu yi saak ñi leen dàq ñuy daw waaye nañu dimbali bu ñu mee Sénégal mën a fural tuuti loolu li ko waral mooy li bu ñu am ko mooy oto yi fi nekk nii ngeen dimbali ñu si bu ñuy dem Sénégal lu bon jënd si su oto boo ñemee Sénégal lu métti nga dëkk daw di dox say soxla 8 ans yi dëgg la
waaye bu yokkoon ñaari at rek muy 10 toorfakat yóbbante la dimbali leen ci loolu. Maroc gii rek Marocains yi bu ñu jëndee oto dem lu mu dee dana am 6 mois bi Maroc daw 6 mois dana am kon danañ ñu war a jàppale bi mooy fexe ba muudi yi pour ñu wote leen du wax jëlee da nga leen defal li ñu bëgg fexe ba ñu am kër bu ñu yor ak man yor seen oto mën a toog fii di dem Sénégal di yor seen oto yi ànd seen i jabar di dem ak ñu du ma nekk fii 10 ans wala 11 ans jógee fii jël vol dem Sénégal su ma jógee di jël kalandoo dem Pikine sama jabar di ma xaar may jël maa ngi fii nag kalandoo laay jël dafa fees déedéet te am ñu ko oto dimbali leen ñu bu ñu nax suñu bopp la ca des mooy soxna si wax na ba léegi man su ma xoolee rek sama yaram na dafa am lu ma wax léegi gis nga bu ñu góorgóorluwul day métti ndax bëgguma guddal ndax sama kilifa nga tax waaye nañu fexe ba móodi yi moom waxuma Italie mais móodi yi diaspora yëpp ñu jàppale leen nañ leen jàppale loolu rek mooy tax ñu mën a gañ maa ngi sant di gërëm kii nag nga xam ne ay atam dafa tuuti waaye jëmm ji moom xel ni fu ñu ko takk weesu yàlla na ko yàlla jàppale dafay doomi ñay nag doomi ñay bu ko ñaanal rek da nga koy ñaanal mu gudd fan ndax kuy judd indi ci 10 kilos wala 20 kilos boo màggee da nga rëy kon nañ ko ñaanal mu sunu guddi rek maa ngi sant di gërëm di wax ne waa Sanremo gërëm nañ leen kilifa yaa ngi ne toog ñaan nañ bu ñu paree nañ leen may rek ñu am tuuti kaddu bu ñu sànni li may wax lépp nag wax naa ko ci sama kaddu kilifa muy El Hadj Abdou Sima ndax koo xam ne kilifa la dëkk bi lépp lu ñu wax mu ne li ngeen def baax na lépp lu ñu wax mu ne li ngeen def baax na tey boo ko neexoon wuti tur waaye nag tur ñëwul maa ngi sant di gërëm ngeen jéggal ma jërë ngeen jëf bu dara ñaawee nag wax ji ñaawee ci man du wax ñaawee ci man la waaye yéen moom mat ngeen li ngeen doon jërë ngeen jëf. salaamaaleykum beneen yoon maa ngi nuyu monsieur le directeur Sori Kaba son excellence nuyu nañ la ñu ngi lay nuyu bu sell bu ànd ak mbégte ndax defal nga ñu lu rëy te loolu nga war a def ndax ñun yow rek lañ yaakaar ci li la yàlla jox ci ndomba tànk bu ñu waxee diaspora yow rek la xel yi teg ñu wax la suñu mébét bu dugg doon politique sax yaa ngi ciy taxaw yàlla def muy politique bu ànd ak développement nga gën cee taxaw wax nga ko léegi ne mosuloo gëj nga dem ci luñ tuddee meeting mais ñun bi ñu la woowee wax dëgg nga xam li ci biir daf la jaral nga jóg kon yow diaspora bi moo la ñor li ko waral mooy xam li la président jox ak responsable bi nga xam ne moom la diaspora bi yaakaaree loolu ci lañ bëgg a sukkandiku teg lu bees loo xam ne dafay méngoo ak bëgg-bëgg sénégalais yi nekk fii ci loo xam ne ñoom ñoo ko xam te man ci laa bokk di ci dund bu yàgg bu ànd ak métit waaye ñu war a utal suñu bopp solution tàlle leen loxo ñu doxal loolu maa ngi nuyu son excellence sama consul bu ñaawul bi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa nekk boo xam ne toujours dama koy wax daf ñoo jikk ndax dama ne autorité ñëw na fi bu ne waaye bu ñu amaan naqar rek la waaye moom yàlla daf ñu dimbale heure bu fi ñëw rek mbégte la indi te moom la fiy ñëw ñu ngi lay ñaan sa tànk yàgg fi ci ndomba tànk yu gën a kawe ma di nuyu suñ gan yi ànd ak son excellence jógee ko Sénégal dara taxul leen a jóg lu dul Sanremo ànd ak son excellence bi ñu leen gërëmee di leen tatagal ci dëkk bi nga xam ne seen dëkk la ndax bis ni ki tey ji moo nekk capitale APR ci Italie ndax son excellence moo ko jar Macky Sall it jar na lu ko ëpp ndax ñun moo di toujours damay gëm ne politique bii nga xam ne moom la son excellence yëkkati ñun dañ ko war a xëppi suñu bët bàyyi
détails yi te xool ko ndax man dama fàttaliku bi may ñëw fii dama jaar Paris voilà njëkk a wàcc may xalaat lu yàgg ne mos naa dégg ñu ne mag ñi daan wax ne Senghor dafa wax ne bu 2000 jotee Sénégal Dakar dina mel ni Paris bi ma yàlla defee 2006 ma wàcc Paris ma sama rongoñ daanaka dafa war ndax xam naa ne Sénégal melul ni Paris ma ñëw Italie daj fi lu gën a métti nag ci daanoo ko jog boo xam ne kenn mënul laa wax lu métti fekk ñu ma ko gën a daj itam mu nekk dund goo xam ne dafa métti te dafay laaj xalaat ndax at yaa ngi dem te solution yi yéex mu laaj ñu jogin bu bees boo xam ne dafay jur njëriñ bi ma toogee ba 2012 wala 2012 passé ma dégg borom xam-xam di tooñ président ne réew mi dafa makki ma xam ne ci baatin nag dëgg-dëgg réew mi kenn dina yegsi ndax makki boo ko déggee ci langue arabe mooy Muhammadul Makkiyu président su fekkee kii dafa juum ne réew mi dafa makki dafa juum moom mais boo ne réew mi dafa makki mooy réew mi dana neex ndax Makkatal Mukarrama dafa nekk ci xéwal ci suuf yëpp suñ demee ba ne réew mi dafa makki bu kenn tiit na nga xam ne réew mi dana makki mooy ne réew mi dana mel ni Makka yàlla def réew mi ñu toog tuuti mu rëdd plan bi jëm ñaajo ma teg ci sama bët yàgg naa fi nag am naa fi lu métti mais sama xol commencé neex may sama yaakaar di dund ma jóg ak solution yoo xam ne dama ne duma wax rek naa jéem ci sama kattan su ndaw ci la créer global ba ngeen dégg madame yi jàpp na ci ma fexe ba indi fi ay partenaires jógee Sénégal ñëw ñu commencé relations internationales yi di dox ci lan xalaat rek lan bu doon man kese la ñibbi naa Sénégal ndax fii li ma fi doon dund jaru ko waaye ma ne du ma ñibbi mukk sama xarit nga ne la Pape Guité toujours suñu waxtaan li yëkkati nit ñi mooy Sénégal yu bëri dañuy ñibbi fexe ba am fii seen mbir rek daf ko ci poos dem Sénégal toog ma ne ko Pape lan moo waral ñun duñ fexe ba buñ génnee ci kàmb gi gémmee yaale ñeneen ndax it fii kaaw lañ ko tuddee kaaw juumul boo fi duggee dugg nga ci coono boo xam ne yow mi fi ne da nga ko xam keneen ki fi ne dina xam monsieur le directeur maa ngi gërëm yàlla mi ñu booleeg yow ndax xam naa la xam naa sa xol ak taxawaay bi nga xam ne yaa ngi ko am ci diaspora bi ndax it Macky Sall juumul ndax xam na ndax it yàlla may na ko ñi ñu boole defal ñu leen ñuy kilifa yépp nekk fii ay ñi ñu mat responsable lañ te xam ne li ñuy def maa ngi wax ne loolu moo ñu motivé ñu waxtaan ak waa dëkk bi ci teg politique boo xam ne politique de développement la ndax it mënoo jógee koo Sénégal judd ci politicien ba tolli ni nga toll bëgg a ñëwaat Europe di ci nekk loolu dama ne man mënuma ko ndax temps bi ñu perte fii Europe dara jaru ko di ko teg ci politique politicienne ñu waxtaan ñun waa section bu Saremo ñu gërëm madame Consil di gërëm Garmignan mi fi jógee ak Pape Diaw ñu waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite parti bi ñu fexe ba defaral ñu suñu section bi ñu defaree noonu nag ñu am bokk daal di teg suñu programme parce que dama ne ñun ay moodu lañ amuñ temps bi ñuy perte lépp lu ñuy def nañ ko def ci yoon te jëm ci rek bañ a taxaw loolu nag lu métti la ndax it ay sacrifice yu bari mu ngi ci ndax fii réew mi ni mu ñàkkee temps ni mu méttee te da ngay gis ñu dagg seen temps waa Saare moo gàcce ngaaraam di ñëw di assister réunion yi heure bu ma leen woowee ñu ñëw lu mu guddi ñu ñëw lu mu naaj ñu ñëw ñu waxtaan di doxal yàlla dem ñu déggal ma ci loolu man it comme yàlla nga suturaal maa ngi doon dox ci beneen wàll gi di développement ma daal di am fi du ubbi relation yooyu waxtaan ak ndax bay ci sa woyu tànk ma ne comme ñun ci dëkk bii la ñuy dundee nañu fexe ba relation bi ñu fi am ñu ubbil ko Sénégalais yi yépp ba nga xam ne dafay nekk relation bu légal régolé ba nga xam ne njëriñ dana ci feeñ ñeel leen ñoom Sénégalais yi fiy dund yàlla def loolu ñi ciy dox gis ngeen ko maa ngi nuyu ba tey suñu vice
Sindako bi fi ñëwoon moom it neex a waxat lool comme ni mu ko waxee yàlla def li ñu ko wax mu dégg ko ci saa si wax dëgg mu jël ay matuwaayam fexe ba loolu taxaw ci lañ ubbee association boobu di man présidente bi di Annie Sylvie Badiane mi nekk itam responsable parti bi di APR fii ci Saremo ma di ko gërëm moom itam neex a àndal ak jigéen ñi ci gannaaw lépp luñ sóobi rek ñu wax dëgg yàlla taxawaay bu mat ba loolu mën a nekk ñu fexe ba construire boobule association teg ko ci loxo sénégalais yi fi nekk association boobu nag jigéen ñi lañ ko tuddee ak en honneur waaye nag sénégalais yépp ñoo ko bokk ndax ci développement lay dox te développement wu diaspora bi moo ko tax a jóg wala communauté sénégalaise bi nekk Sanremo am nañu projet yu ñu teg te du ma fàtte di gërëm nag bu baax sama vice coordinatrice soxna Marie wax dëgg yàlla moom it biñ taxawalee bés bii daf ci taxawaay bu mat na ma nag wax dëgg yàlla nañ def tout ba nuñ mën a def rek ba liñ ñu jox ci suuf ñu teg ko ci taabal ji kilifa yi yëpp jot ci ñu man koo continuer liggéey boobu ñeel président loolu maa ngi ko ci gërëm di ko ci sant ak sama gan yi ñaaw yi ma àndal jëlee ko ba Sénégal ñëw pour ànd ak ñun ci liggéey bi maa ngi sant yàlla bu baax ci taxawaay bi nga xam ne communauté bi taxaw nañ ko suñu kër gannaaw pour lan dëgëral projet yi nga xam ne teg nañ ko mu ñeel communauté bi mu ñeel tamit parti bi nga xam ne ñun moom la ñuy liggéeyal mu nekk loo xam ne njëriñ rek la war a doon ñeel Sénégalais yi te loolu biñ ko waxee ci kanam directeur dana nekk loo xam ne lu rafet la directeur ñu ngi lay gërëm di la yóbbante te di la wax ne la Sanremo ñun yow lañ gëm ndax lu tax ñu gëm la mooy ñun bëggatuñu wax jëf rek lañ bëgg dañoo sonn ci wax te buñ gisee kuy jëf rek dañuy dugg ci oto dem kon ñu ngi lay wax ne la lii ñu tenir fii muy Sanremo di projet de politique de développement gannaaw yàlla yow rek lañ ci yaakaar ànd ci yow liggéey ba waxuma Sanremo waaye Italie waaye diaspora bi yépp di ci seen bopp ñoom it parce que lu tax diaspora bi am solo mooy ni ko tonton see waxee ñun am nañ tàmbali am na yoo xam ne soxlawuñ ko ku ñu encadré wàññi ñu wax yi yokkal ñu jëf yi rek lañ bëgg loolu rek lañ bëgg te gis nañ ne président ci loolu la ne waaye nag yëf yi li ñuy wax rek mag moom ku ko dajut mu daj boppam président la ko war mën ca te ñëpp a ngi ci teg seeni bët waaye nag ndimbal na ci fekk loxol borom ñun nañ mobiliser wu topp ci suñ njiit lii moo ñu gën a jege ñu fexe mën a jokkoo président pour suñ projet yi nga xam ne am nañ ko ñun immigré yi ñu ànd ceeg suñu institution yi nekk fii ñu mën koo doxal nga xam ne dëkk bi ñu nekk danañ fi nekk si jàmm réew mañ nekk danañ fa mën a yóbbu xéewal ndax nit bu amee jàmm fa mu nekk yàlla mën na ko suturaal mu mën a am xéewal ba mën ko yóbbu ca réew mam nekk xéewal yi nag dañoo bëri te wuute xéewal bu yem ci sa jëmm bopp ji ak xéewal boo xam ne day yaatu ba daj ñëpp la mais ñu yokku xol yi yaatal xol yi seetal ko ba nga xam ne kenn ku nekk rek li nga yéene sa bopp da nga ko yéene sa morom loolu yaakaar naa ne consul junj na ko fi moo xaw a tënk liggéeyu parti bi ci lu bari ndax mën a gi moo ko yàq ndax lu baax su fekkee kenn rek ko jar muy président yaakaar naa ne boo ko tegee ci taabal ji ku gërëm yàlla xam na ku gërëm ci yàlla xam na waaye liggéey bokk da wax dañoo topp toll ci moment wu jëf ndax moom la président wane ñu nit ñu gëm ko jóg def suñ contribution président suñ nawle la parce que sénégalais la comme ñëpp yàlla may ko mu jiitu ñu nekk suñ kilifa ci lépp boole ñëw ay kilifa yoo xam ne it yàllaa ko sélectionné te ci mel ni directeur ak son excellence maa ngi nuyu itam son excellence conseil de Napoli Bensen
moom it ak ministre di wax ne ñun Saremo ñu ngi leen di béggee di leen dalal tamit ak jàmm di wax rek ne politique bii nga xam ne moom lañ indi war cee ànd ak son excellence te son excellence newoon ci jiituñu ci ñun dañ ne fii fas yéene nañ ko yëkkati taxawal ko ba Sénégal yëpp gis ci seen bopp rawatina nag communauté sénégalaise bi nekk Saremo ndax itam directeur bi ñëwee lu mu gaaw gaaw rek ubbi na fii relation boo xam ne wax dëgg yàlla lañ doon dox mu xaw a yéex sax gën na koo accéléré te loolu ñu ngi ñaan yàlla ci ñëpp xéwalu ma di leen tàllal loxo yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ànd jàppale président Macky Sall ndax programme am leer na te jëfam it wér na programme am leer na te jëfam wér na te ñun ñëpp su fekkee lu baax moo ñu tax a bàyyi suñu njaboot ñëw fii yaakaar naa ne buñ gisee la Abdou Diouf waxoon nen dañ naan nen a ngi ñun daal gis nañ ne Macky Sall mii ak ñu àndal di liggéey nii bu soobee yàlla danañ ànd ak ñoom indi suñu contribution en tant que sénégalaise de diaspora ci modèle politique boo xam ne wax dëgg yàlla luñ gëm la te loolu la ñuy doxal wax ji nag dama koy gàttal ndax it guddi na te coono yi bari na di wax rek ne li du ci nag bi xaju ci cin li ñu di remercier ñëpp nag ñoo xam ne dagg nañ ci yitte ñi ci njëkk mooy ñu jógee Sénégal di ay kilifa ñëw fii ngir ñun ak ñu jógee ko ci biir réew mi di ay kilifa ñëw fii teewal ñu ku ci mel ni consul général ak consul di Napoli di benn ñu ngi leen di gërëm ci seen jéego yi ngeen yekk ñëw ba fii wax dëgg yàlla ngir suñ jëmm yu xeebu yi waaye xam naa ne xam ngeen ne li leen fi indi du caaxaan ndax it su fekkoon ne caaxaan la du ngeen toog di ñëw fii kon ñu ngi wax ne yéen waa Saremo ñu ngi leen di gërëm seen taxawaay rafet na surtout jigéen ñi di remercier bu baax ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ndax itam moom itam jàppale nañu bu baax te wëlëre ak Cheikh mi fi taxawoon tonton Cheikh ñu ngi koy gërëm ak mouvement bi nekk fii moom itam ñoom it ñi ngi ànd ak ñun ci liggéey ci taxawal bés bu mel nii di gërëm itam suñ partenaires yi nga xam ne ñëw nañ fii ngeen gis leen di ay tubaab li leen tax a jóg mooy politique bi ñu wootee ñoom moo leen concerné développement ñu seet ñoom it niñ ci mën a jàppalee en compagnie état bu Sénégal ci liggéey yoo xam ne bu soobee yàlla fas yéene nañ koo def mu ñeel parti bi ndax lii yëpp tamit ay idée la yoo xam ne wax dëgg yàlla parti bi teg na ko président koy doxal waaye dama ne ñun itam bu ñu àndee suñu directeur bii bu soobee yàlla lépp lu ci suñu wërsëg danañ fexe taxawal ko ci anam yi nga xam ne képp kuy sagoo Macky Sall di sagoo APR di sagoo itam sénégalais yi wax dëgg yàlla loolu sa wërsëg dina toog bés yegg ci sa loxo ñu bañ a yàkkamti te jàpp bañ a bàyyi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gàttal rek di wax ne vive président Macky Sall vive APR Italie vive